joyau wala bijou bokk na ci baatu nasaraan yi nga xam ne moom lañuy faral di gën a àbb ngir rek joxal ab qualification wala tur. Stade olympique bu Diamniadio désormais stade Maître Abdoulaye Wade. Stade bi ni mel ñu tabax ci fukki weer ak juróom-ñaar pose première pierre bi ñu amaloon ko ñaar fukki fan ci weeru février atum 2020 inauguration bi war a am ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru février atum 2022. Stade boobule Sénégal jot koo daloo lu mu ci mën a doon nekk na infrastructure boo xam ne dernière génération la bokk waaye bari loolu mën a symboliser ci biir Sénégal rawatina ci biir Afrique ba ci sax nag mënees na koo méngaleeg àdduna wërngal këpp. boobule stade di am lu toll ci juróom fukki junne yi ci ay places maanaam 50 000 places yoo xam ne fu ci nekk doomu aadama mën na faa toog ngir rek seetaan jogante bañ fay amal rawatina bi ci gën a ràññeeku moo lu jëm ci wàllum football. loolee mooy li nga xam ne moo jot a am ci boobule stade. koppar yu takku lool la ñuy génn itam suñu ay koppar ngir rek daal di ko amal ci wàllum réalisation loolu buñ ko xaymaa day dal rek maanaam yegg si ci lu toll daanaka ci 238 millions d'euros mu nekk 150 milliards de francs CFA. lëkkaloo bi ni mel ab financement ba war a jaaree ci kër gi ñu duppee Santander Chartered Bank pour financer boobule opération. fukki weer ak juróom-ñaar wala juróom-ñett yi nga xam ne tabax nañ ko boobule stade di indiwaat beneen taxaween bu yees bu ci war a mën a am dellu si déjà environnement accès boobule stade mu féetee ci diwaanu Diamniadio ak beneen taxawalin ba nga xamante ni nguuru Sénégal fas na ko fa yéene mu di beneen ville bu fas yéene dekki ci boobule bërëb. mu wetoo lool ak li nga xam ne moo di tamit réalisation bi Macky Sall amal ci wàllum stade mu di Dakar Arena waaye nag lu jëm ci li nga xamante ni moo di contexte bi ni mel. moo di daal ba ñu daan amal maanaam inauguration boobu la stade Arena ma wax sànq moo indiwaat beneen taxawalin bi boobee la Macky Sall dala déclaré ne dinañ dala amal beneen stade boobu moo nekkoon ñaar fukki fan ci weeru février atum 2020. ginnaaw bi loolu dalee di am ñi dala door liggéey boobee ak léegi buñ ko xayma fukki weer ak juróom-ñett dong ci lay doon. Sénégal génne ci koppar yi takkoo takku dal ko ciy def mu toll ci 150 milliards de francs CFA. waaye nag da cee bokk ab lëkkaloo bu mu amal ak yeneen partenariat comme bi ma jot a cité sànq. dellu si waat ci lu ñëwal li nga xam ne moo di boobule stade ak la nga xam ne yépp mu ngi ko jot a composé ñu baree bari war cee mën a gis seen bopp rawatina ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllum tàggat yaram. ndax stade bi ni mel buñ xoolee bu baax a baax bari na ay détails yu mu jot a làmbool ak lu baree bari li nga xam ne mu ngi ko am tamit ci biir wuute lool sax ak li nga xam ne ñenn ñi jot nañu koo xam ba noppi. ndax bu ñu sukkandiku ci xibaar yi nga xam ne jot nañu ko am partage ak ñi nga xam ne ñoo di si waa CAF moo di boobu la stade mu ngi am lu toll ci benn salon présidentiel am lu toll ci 4 loges VIP yoo xam ne mu ngi am lu toll ci 1400 places maanaam junne ak ñeenti téeméer ci ay places mu am tribune presse boo xam ne moom tam muy composé 800 places ak lu toll ci 40 positions maanaam ñeent fukki positions yoo xam ne ñi nekk di def dañuy duppee commenter match moom lay doon maanaam ay commentateur am tamit salle de presse foo xam ne taskatu xibaar yi ñoo fay daje ak ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllum football ba fay am mu toll ci 200 places. bokk tamit ñeenti vestiaires yoo xam ne jot nañu am installation ba noppi loolu yëpp dala bokk ci réalisation yi waaye tam mu am beneen salle boo xam ne moom la ñu duppee assistance vidéo maanaam VAR moom tam bokk ci création yi mujj. jëm ci wàllum football li gën a symbolique ci boobule stade tamit nag jot na cee bokk ñu bare bari àddu ci moo di benn salle bu ñu jël dëjee ko ki nga xam ne moo nekkoon ancien international sénégalais mu di Pape Bouba Diop. salle boobu moom la ñu duppee maanaam li nga xam ne moo di musée national du football bi nga xam ne day door turu Pape Bouba Diop fekk baax file ci Sénégal atum 1978 génn àdduna ci atum 2020 loole coïncide tamit ak beneen taxawalin bu yees bi nga xam ne war nañ ko mën a am ndax tey jii ci stade boobu la tamit lu baree bari jot na ci juddu ci wàllum coow ak kàddu yi nga xam ne yow wàcc na ñeewal li nga xam ne moo jëm ci wàllum inauguration bi ndax ñenn ñi jàpp nañu ne koppar yi ñu jot a def ci wàll wi dafa takku ba dala yegg ci lool ndax buñ ko xaymaa mënees na ko méngaleeg ak loo xamante ni lu baree bari mën na koo fàcc fekkandi beneen wet Sénégal ñu bari itam jàpp ba ndege ni ne nekk ni dafa métti lool. ñu fas yéene ñoqati suñu ay gafaka loo xamante ni ci koppar toll na daanaka ci 160 et quelques milliards ngir rek amal boobu la inauguration mu ni day mënees na ko tombel ne amaana
doye biñ ko fas yéene jox ci wàllum inauguration bi lu bëree bëri da ko jota rek maanaam méngool ndax stade bu ñu construire waaye doon prévoir ngir mu bokk ci li nga xam ne day accueillir Jeux olympiques jeunesse bu atum 2026 lu mu ci mën a doon Sénégal daanaka mën a jëfandikoo waale laataa sax ñu yegg foofu ndax capacité bi 50 000 places bari na lool lu mu mën a indi. bu fekkee tamit mënees na ci jàpp ci benn côté joxe ay notes de référence ñëwal nekkin ba ak tolluwaay ba tamit teewul koppariñ ci def dafa métti lool. 160 et quelques millions de francs CFA moom lañu fas yéene inauguré boobu la stade ngir rek dajale ay njiitu réew yu bari lool te wuute nekkee ci àdduna wërngal këpp ñoom bokk nañ ci juróom yoo xam ne ñu gën a fës lañ nekkee fi nga xamante ni moo di rek ci diwaanu Afrique. manees na ci cité ki nga xam ne moom tam bokk na ci njiitu réew Afrique yu gën a ràññeeku Paul Kagame lay wuyoo ba nga xam ne moo di bu Rwanda waaye tam ku ñu jege lool mu di Adama Barrow bu Gambie bokk na ci tamit Sissoko Embalo moom tam bu Guinée war a ñëw waaye ci yooyu yëpp da cee bokk ki nga xam ne moom moo nekk président bu Libéria di George Weah footballkat bi gën a ràññeeku fu mu toll ni tembe nekk ballon d'or africain. président Allemagne di Frank Walter moom tam ci lay bokk ba ci sax ki nga xam ne moo di président bu Turquie mu di Recep Tayyip Erdogan moom tam dina tewee boobule inauguration la koy gën a fësal nag moo di partenariat yi di Sumar yi nga xam ne moom la ñu àndal ci boobule construction nekk ay turc ñoom ñu amal li nga xam ne moo di bile construction mu mel ni xool sedd na ci liggéey bi nga xam ne jotoñ ko amal ak rapidité bi nga xam ne tam jot na ko wàccee. ci bisub inauguration bi wàccandi si mooy fukki waxtu bu tegalee benn ci la ñuy amal li nga xam ne moo di ubbite yooyu la buntu stade nit ñi di bare jóge fu bari lool ci biir Sénégal àdduna wërngal këpp ngir ñëw teewee si ko ñu mën ko natable ci tolluwaay muy nekk 40 000 spectateurs ñoo xam ne ñëpp dinañ leen autorisé ñu dala dugg ci boobu la stade ngir teewee bisub inauguration bi bu ñu sukkandikoo ci Matar Ba di jëriñ bi ñu dénk lu jëm ci wàllum tàggat yaram fii ci Sénégal. leneen loo xam ne tam mënees na ci addu mooy ci inauguration boobule bu nekkul tamit njiitu réew yi ñu bare ci ay star dinañ fa daje ñoom tamit nekk ay star football ràññeeku lool fii ci diwaanu Afrique. ñaari équipe lay doon moo di anciens internationaux sénégalais yi ñoom ñu nekk ci genn wet gën cee fës Aladji Ousseynou Diouf ki nga xam ne moo di Aliou Cissé bokk ci tamit ki nga xam ne moom mu nekk Kalidou Fadiga ak ñu ñoom ak Henri Camara ñooy ànd former seen équipe bu bopp war a jongante ak yeneen stars yi nekkee ci Afrique. Drogba daana fës ci wàll wi Samuel Eto'o waxi nopp Adebayor ak ñeneen kon muy nekk jongante boo xam ne jongante star lay doon. waaye tam bokk ci ñi nga xam ne kenn du tudd football te doo leen ci boole benn yoon programmation bi itam day dal rek dugg ci geneen wet gu bokkul ak tàggat yaram ndax culture da ciy gën a fës bokk na ci ñenn ci ay artistes sénégalais dinañ wàcc itam ngir rek bokk ci wàll wi. Wally Ballago Seck ak ñeneen ci ay artistes ñoom ñooy amal lu jëm ci wàllu animation boobule kon mënees na ko jàppee ne Sénégal day mel ni rek kuy dugg ci wàllum contexte li nga xam ne moom la ñu duppee ab fête nationale. ci fête nationale boobule lu bare itam daanañ ko ci dala évoqué ndaxte bokk na ci tur ba nga xam ne yëkkati nañ ko ak kañ ko duppee du kenn ku dul ku fi nekkoon njiitu réew muy wuyoo ci turu maître Abdoulaye Wade. donc désormais au lieu ñuy wax stade olympique bu Diamniadio mënees na wax stade maître Abdoulaye Wade ba nekk ci Diamniadio tur bi ni mel ñi évoqué ko boobee ak léegi ci 24 heures lay war a toll jëm tamit ñu war a amal inauguration bi. ñu ci bari yëkkati ci ay kàddu yu bari loolu te wuute waaye dala évoqué lu jëm ci wàllum contexte politique jàpp ne ndax décision bile am na lu muy symboliser ci doxalinu ki nga xam ne moom moo nekk njiitu réew mi di son excellence monsieur Macky Sall. mu ni day laata gën a xuusandi ci lu jëm ci boobule décision dafa am lu ko jiitu ndax am na ñu jàpp ne inauguration boobule stade waaye tam lañ ciy def ci ay koppar bokkul ak li nga xam ne wax nañ ko te mu nekk dëgg bu fekkee sax source yi ñu dala joxe vérifier ko ngir am boobule résultat jafe na lool. mënees na ko jàppee comme stade bu Maroc bu ñu dala construire mu toll ci 93 000 places 196 millions d'euros. Côte d'Ivoire seen stade boobule nekkee ci Mpembe 133 millions d'euros lañ ci def mu toll ci 60 000 places. Sénégal am lu toll ci stade bu toll ci 50 000 places nee nañ koppar yi nekkul 150 millions d'euros waaye plutôt 238 millions. loolee nekk loo xam ne leneen lay indiwaat mooy beneen polémique bu wàccee ci lu jëm ci wàllum prix ndax dafa am lu ñu siwalul lu tukkee ci wàllum prix yi wala normalement li ñuy évoqué rek mooy koppar yi nga xamante ni moom lañ ko dara tabaxee lam ci mën a doon
li siiw te ñu jot ko am ci chiffre officiel daal mooy que ni stade boobule ñu ngi ko tabaxee ci koppar yooyu la ñu dala tudd sànq waaye dépassé wul benn yoon li nga xamante ni moo di rek du jëm ci wàllu 150 millions d'euros 150 millions de francs CFA. bu fekkente ni 150 milliards de francs CFA moom lañ def ci boobule stade ñenn ñi jeexi jaaxa liñ ci gën a mën a fës te ñu mën koo waxal daal mooy Sénégal dugg na ci wàllum taarix jëm ci li nga xam ne moo di wàllum football. ba tax na ñu baree bari ñu ràññeeku ci football war koo mën a teewee ndax président bu FIFA di Gianni Infantino sax daana teew file ci diwaanu Sénégal ngir bokk ci ñu amal inauguration boobule stade waaye tamit moom tam dina ci bokk mu di ki jiite lile di CAF bu Afrique. kon nag tey jii Sénégal mu ngay dalati lu yees une infrastructure de dernière génération bari loolu lu muy symboliser ci wàllum tàggat yaram ndaxte ba ñu tegee pas bi yàgg na ci arène nationale am nañ ci beneen joyau bu yees bokk itam lu jëm ci wàllum basket waaye tamit lu jëm ci wàllum football beneen bu yees teg ci na au moment ñuy wax tamit lu toll ci 20 milliards ak ñaar yu ñu war a génne suñu ay koppar ngir rek amal li nga xamante ni moo di reconstruction wala réfection ñaari stade yi nga xam ne dañoo amoon ay jafe-jafe mu di stade Léopold Sédar Senghor waaye tam stade Demba Diop nekkoon ci ay jafe-jafe kun daal fi mu toll nii ci lu jëm ci wàllum tàggat yaram ak ci wàllum joyau yi nga xam ne ñu ngi koy àbb ngir ñenn ñi mën cee gis seen ak bopp mu ngi noonu ne Sénégal am na ci beneen jéego ànd ci nguuru Macky Sall ak taxawaay bi ñu ci fas yéene jëmal tey jii la inauguration bi ni mel dala di am foofee ci diwaanu Diamniadio stade Maître Abdoulaye Wade. Est-ce que cette personne même bi nga xam ne moom la ñu jox boobu lu trou stade daana dala fekkee boobu la bés ñu bare bari ñu ngi ci ay xel yu bari lool te wuute waaye tamit appréciation yi ci wàllum joyau bi ni mel fekk na rafet na lool ndaxte mu yegg ni ci benn contexte bu am solo Sénégal nekk champion d'Afrique yàggul dara ci ay semaine wala weer ñaamal beneen inauguration bi les joyau jëm ci wàllum football mu bari lool lu muy symboliser ak lu mën a wane ci nekkinu Sénégal ak taxawalinam jëm ci wàllum tàggat yaram rawatina wàllum football champion d'Afrique étoile bu njëkk ci maillot équipe nationale bu Sénégal en avant le football et en haut les infrastructures pour le sport sénégalais.